moom moo ko yëkkati moom mi teewal njiitu réew bu France fii ci Sénégal yemu ca ndax àdduna ci réewam boobulee di France ak Sénégal doxalee ci procès boobu moom nag mu ngi ci doon waxtaan ak Mamadou Ibra Kane ci émission bi di Grand Jury ñu teewlu ay kàddoom. Il y avait effectivement une demande d'entraide. dëgg la amoon na benn demande d'entraide judiciaire waaye entraide judiciaire boobu dakk na ba instruction bi arrêté fii ci Sénégal. C'est arrêté au Sénégal et que l'affaire a été transmise au parquet. te ñu jébbal dossier ba waa parquet loolu nag lu normal la bu ñu arrêté ab enquête fii ci Sénégal noonu la ñu def tamit fële ca France. Est close au Sénégal. Vous savez, la coopération judiciaire, elle passe par les canaux de. xam nga jàppalante ci wàllu yoon ci ñaari ministre de la justice yi lay jaaree ministère des affaires étrangères moom daanaka rôle intermédiaire rek la ci am. Bien sûr que ça a été fait. Il y a des canaux de communication directe entre les deux chancelleries, entre les deux ministères. ndax dina la bett ñu condamné kii di Karim Wade mbetteel gi kañ mu ngi bàyyeekoo bés bi ñu waxee ne que dafa am non-lieu maanaam ñu setal ko wecc. C'est étonnant, oui. moom Jean-Félix Pagano yemu ca ndax ñaawlu na kàddu yi nga xamante ni Abdoulaye Wade yëkkati woon na ko jëmale ko ci président Macky Sall mu ne loolu nag du lu ñu mën a rafetlu France rafetlu ko benn yoon wax na itam ci Abdoulaye Wade ak kàddu yi nga xamante ni mu ngi ko doon yëkkati ji woo l'armée bi ngir rek ñu àtte ko digganteem ak président Sall mu ne loolu du lu ñu doon xaar ci moom ñu teewlu ay kàddoom ba tey. Ces propos. wax yu nu mel nuruwul ak gis-gis bi ñu am ci politique ak démocratie bu Sénégal ay wax yu ñu mën a rëccu la ndax yaa ngi condamné kàddu yooyu waaw naka la ñu mën a tegee tuuma yu mel ni ci ku mel ni président de la République wala sax personnalité publique loolu dafay wàcce débat politique bi. Sur même pas seulement un chef d'État, mais sur une personnalité politique. Il se trouve en plus que c'est le chef de l'État, mais si ça avait été porté contre... C'est véritablement ramener le débat politique... leneen li graaw tamit mooy appel bi ñu def ci armée bi ak police bi loolu moom lu graaw la gouvernement français bi def na sax benn déclaration publique ci mbir moomu amul benn sikki sàkk ñun gouvernement français mënuñoo ànd ak wax yu ni mel. Sur ces déclarations, mais je crois il peut y avoir aucun doute sur les sentiments des autorités françaises sur ce type de déclaration, évidemment. ci wàllu politique ak parti bi di AFP lu toll ci juróom-ñeenti militant wala bokk ñu bokkoon ci boobule parti la ñu daal di suspendre dakkal seen yëngu-yëngu ci biir parti bi nag ñu ne léegi seen ëllëg mu ngi ci loxo bureau politique bi ki xam ne li ni mel di Zator Mbaye mu ne nag ñoom seen parti bi di AFP tey jii la gën a bokk ci coalition bi di Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fas yéene rek jàppale président Macky Sall ñu ne nag ndaw yooyu dañoo sàmmantewul ak règlement intérieur bu parti bi am na charte yu bëri rawatina article 36 bi nga xamante ni respecté wuñ ko loolee moo waral daal ñu daal di leen suspendre ci biir parti bi moom Zator Mbaye dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Mame Biram Diouf. gis nañu ne am nañu ay camarades yoo xam ne daanaka seen doxalin méngootul ak doxalinu parti bi te ñun jàpp nañ ne mënuñoo ànd ak ñoo xam ne bokkuñu yoon loolu rek tax ñu ne bu ñu dajee dañu jàpp ne kat Massamba ma Demba ma Bigué comme ni leen ko joxee ci liste bi ñooñu mayetuñ leen ñuy wax ci turu mouvement bi maanaam dañ leen a suspendre en tout cas en attendant maintenant que direction parti bi xool ndax ñun décision boobu ñu jël ndax direction bi daf koy entériner wala ndax direction bi daf koy rejeter. weddi nañu décision yi nga xam ne bureau politique jël na ko ñu ngi ŋàññ fu ñu tollu parti bi et puis di def ay action li naan ay action fractionniste jéem a tas parti bi di créer ay mouvement parallèle loolu dafa doon loo xam ne dafa féewaloo ak suñu règlement intérieur. charte bi nga xam ne moo organisé fonctionnement wu mouvement national article 36 sant ñu nañu loolu bu amee ñun suñu mouvement am nañu sañ-sañ ne leen yéen ñi dañu bëgg ngeen taxawee ne ba ñu lijjanti seeni mbir ba noppi. AJ/PADS authentique ñoom nag ñu ne dàkkuñu rek ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci wote njiitu réew yi am ci atum 2017 Landing Savané ak ñi mu àndal ne laata loolu nag faaw rek ñu toog waxtaan gu dëggu seen diggante ak coalition bi rawatina ak waa APR ñu ne nag ñoom moom Landing Savané ak ñi mu àndal ba tey nag ñu ngi ci gauche bi foofule la ñu bokk mu doon nag ay xibaar yoo xamante ne ñu ko xamlee ci seen bureau politique bi ñu doon amal ñu teewlu ci Codé Ndiaye Mardien. parti bi di AJ/PADS bu Landing Savané na ma amal ay waxtaan ak Alliance pour la République ngir dem ci élection présidentielle bu 2017 loolee ngir mën a wéyal liggéey bi nga xamante ne nii sumb nañ ko ak Benno Bokk Yaakaar. dañu bokk coalition Benno Bokk Yaakaar
dañu bokk ci ñi fal Macky Sall donc sous ce rapport ñu ngi ci biir coalition bi ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar et donc moo tax ñu ni suñu SE suñu instance bi daje fii àllarba bu ne na engagé ay discussion ak instance bu correspondante bu APR pour ñu waxtaan fexe ba nan la ñu mën a déggoo ci ay éléments yoo xam ni ay programme ay affaires yoo xam ni dinañu permettre ñu am benn candidature boo xam ni benn candidat boo xam ni mooy continuer porter changement yi nga xam ne ñoo ci nekk. àndandoo ak Landing Savané yi di xam ne tey jii lañ gën a bokk ci idéologie gauche. daje boobu ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy saluer suñuy camarades yi vraiment dañu fay dem lépp loo xam ni day dem dans le sens di consolider gauche ñun dañu siy bokk dañ koy rafetlu waaye ñu xam ne en tout cas ànd jëf de kenn du ko jëkk kenn mosu ko kenn du ko jëkk ci affaire gauche bi. ànd jëf parti de gauche la ni ma ko waxee sànq ànd jëf bañ koy sos ñeenti organisation révolutionnaire de gauche ñoo ko sos faamu ànd jëf yi wax naa la ni véritablement dañu taxawaayu ay femmes de gauche. AJ/PADS addu itam ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi nekk ci école bi ñoom sax ñu ngi proposé ab commission ngir rek jàmm mën a dellusi ci école bi. ni ma ko waxee woon ci bopp xibaar yi tey di juróom-ñetti fan ci weeru mars di bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp soxna yi fii ci Sénégal itam ñu koy màggal ak ministère de la femme tey ji nag bés bi lee ñu jagleel soxna yi bëri na ay jigéen yoo xamante ne fii ci Sénégal xamuñu ci dara ñeneen ñi ne xam nañ ñoom xam nañ ko waaye dañoo gisul daal lu wuutale bis boobule ak yeneen yi bés yi ba tax na suñu naataango yi di Ibrahima Kane ak Thierno Laurent Mendy daje nañu ak ñoom. bésu 8 mars ñu di ko màggal lu ni mel lu ko waral lan la bés biy tekki ñu laaj ko soxna yi. juróom-ñetti fan si weeru mars non man jàpp ma ko moom. bis bi ñu jagleel soxna yi. yooyu moom xamu ko. man nag xaw ma ko wax dëgg yàlla. déedéet xaw ma ko de. xaw ma ci dara. xamoo ci dara. xanaa lakk gawoon jafee. fee ca Medina. waaw. déedéet xaw ma ko. fàttaliwu la dara. déedéet fàttaliwu la. xaw ma ko de. 8 mars. xaw ma de. fàttaliwu ma dara de. 8 mars di bés bi ñu jagleel soxna yi ci àdduna wërngal képp ñii ñu tàllal suñu micro nag le lu ni mel ñoom xamuñu ko ndax gis nañ seen bopp ci bés boobu tontu bi wute na. kon nag leen ma jagleel man de gisuma lu ma jagleel maa ngàddu sama peñee dem gisaguma sama bopp ne maa ngàddu sama peñee dem. gis naa ci sama bopp ndax am naa ak wér ba léegi nag wax dëgg yàlla wér naa sama njaboot wér na loolu rek doy na gis ci sa bopp. xëy na am na lu ñoo jagleel jigéen ñi waaye egseegul ci man. weeru mars rawatina juróom-ñetti fan soxna yi ñu di leen màggal ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag bëri si ñoom ñu ne gisuñu seen bopp ci bés boobu. Ibrahima Kane ñeneen ñu gis seen bopp di ci bés boobu di soxna yi nga xamante ne dañoo ñàkk seen borom kër wala ñeneen ñi seen borom kër nekk ay militaires yu invalide ñoom nag li ñu bëgg moo di rek nguur gi jàppale leen bu baax a baax gestu leen ñoom ak seen i njaboot ndax seen i borom kër mënatuñu daal yor kër gi ñu ne nag loolu faaw nguur gi jóg ci ni mu gën a gaawee ñu ngi ko xamle nag ci makkaanu ministère bi ñu dénk soxna yi ak lépp lu jëm ci wàllu tuutànk yi ñu teewlu ci Mbàkke Amar. tey di juróom-ñetti fan ci weeru mars ñuy màggal jigéen ci àdduna wërngal këpp directrice de la famille xamle mébétu ministère bi ngir jëmal jigéen kanam. loolu ministère bi yàgg na ci taxaw wax dëgg yàlla di teg ay plan di teg ay programme di teg ay projet di ko dénk département yi nekk ci biir ministère bi ñoom ñuy wàcc ci base bi ànd kook femmes yi ak partenaire au développement yi di ko dérouler gis nga autonomisation de la femme bi gis nga ne ministère de la femme à travers beaucoup de projets muy financer jigéen ñi. waaye kuréel gi ëmb jigéen ñi ñàkk seen borom kër ak ñi ci yore laago li leen yitteel mooy lu ñu yóbbu ci kër ga. nee veuve rek veuve moom jeexal na lépp ndax veuve sa jëkkër génn àdduna bàyyi la ak njaboot nga yor njaboot gi. ndax pension bi moom ni ma la ko mën a waxee néew na ba fa néew di yem ku ñu ko mënoon a yokkal. ñu ngi demandé nag kii di président Macky Sall. invalide wax yeneen xeetu jafe ndax veuve mooy ki jëkkëram génn àddina invalide mooy ko tëdd sa kër ga mënalul boppam dara ñu ngi ak ay épouses yoo xam ne ñooy yëkkati seen jëkkër di leen tëral mënalul seen bopp dara seen njaboot gaa ngi si kër gi papa ji mënatu la dem mënatu la ñëw fi mu ne woon épouse ba moo yore kër ga. beneen jafe-jafe bu ñuy jànkoonteel am xëy. ak wàllu financement. ñu war nañu jàppale ci formation benn war nañu jàppale ci financement muy suñu doom yi di orpheline yi ak orphelin yi.
Mbacke Amar yeneen soxna yu jàmbaare lool ñoom nag ay garde du corps lañu ñoom mu doon nag métier moo xamante ni bu njëkk góor ñi lañu ci daan gis ñu taamu ko nag def ko seen liggéey di daan seen doole ñu ne nag metti na lool waaye lu góor mën ñoom ñu ne jigéen war na ko mën ba tax na ñu ngi ci suturlu di ci yóbbu kër ga waaye itam di fexe rek ba nit ñi nekk ci jàmm ak salaam ñu teewlu ci Mame Biram Diouf Adama Gueye. doxinam forme ba mu àndal ak taay ga nga xam ni kon soxna si moom lay wane di firndeel liggéey ga nga xam ni kon moom lay def fukk at a ngi nii mu doon garde du corps. destin bi la yàlla ma waxoon si laa jaar parce que lu nekk jaar naa si def naa couturier la sama loxo su ma toogoon léegi nii en dehors garde rapproché bu may def sama loxo am naa sama métier yoo xam ne mun naa ko defal sama bopp. société bi am jafe ñaareel dinañ kon xale yu jigéen ñi di dugg ci métier bu mel nii ñoom ñi kon. am liggéey bu am solo guñ ci war a def. nit ñi ñu ngi naan liggéey bu may def moo tax ñu ne awma borom kër mais man damaa jàpp ne si rabbi sama waati rek la lépp dama ko teg si loxo borom bi lu jot yomb. su may wax dañ ma naan man comme góor sama lépp du ma ànd sax ak jigéen sama àndandoo yëpp góor la à part sama rakk bu may àndal des fois su may liggéey. xam nga Sénégalais dañu bëgg ay teewe moom de gisuñu ko fii affaire yooyu daal te du chaque du lu xew rek mën a teew loolu la mais. n'empêche nag damay garder sama féminité toujours tamit jigéen laa. xale yu jigéen yi di def nag liggéeyu garde du corps moo xam garde rapproché ci terrain bi dinañu def lu góor ñi di def ñaareel sax ñu leen cey mën. ci pavage bi laa doon liggéeyee ay góor yàlla def sama chantier man rek ma nekk ci jigéen métier bi ma doon def yombul am na ay góor yu bari yu ma ko doon seqal te dañ doon daw. mais yow doo daw. jamais de la vie c'est de yàlla du ma daw. doon na nag liggéey gu laaj takkuwaay bu mat sëkk di tàggat sa yaram. ànd ak it sa xel. di nga am caractère di nga am discipline surtout discipline bi nekk ku dal ku posé ku discret tamit ku dul lijjanti lu bari. da nga war a am sa qualité sa fulla ak sa fayda bul ne man jigéen laa rek dama war a bàyyindi ko déedéet man damay bañ man jigéen laa mais lu góor taxaw war a mun ko def rek man war naa ko mun a def. liggéey bi am ci xaalis doonul lu yomb soxna yi jafe-jafe yi cee am bari na. lañ leen di fay daanaka dund ci mënta nekk. championnat d'Afrique des nations de football ci gaynde yu ndaw yi nag tey lay door juróom-ñetti fan ci weeru mars mu nga jëm nag ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars Sénégal nag mi dalal compétition bi tey jii dina dajeek Nigéria bu ñeenti waxtu tegalee fanweeri simili ca stade Léopold Sédar Senghor bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon tegalee fanweeri simili Congo dina dajeek Côte d'Ivoire fii ci Sénégal nag bëri na ñoo xamante ne yëguñu ne CHAN boobule fii lay xewee ñu joxante nag baaraamu tuuma fédération bi ñu ne ñoom ñoo ci deful communication bi war ndax mënoon lañ ci gën a xamle que boobule compétition bu ko defee ñoom it ñu mën a dem te stade daal di rek supporter gaynde yu Sénégal ñu teewlu ci reportage Pape Cheikh Diak Modou Diop. lu ëpp ci sénégalais yi ñu dajeel ci mbeddu ndakaaru yi yëguñ sax ni Sénégal mooy dalal championnat d'Afrique des nations U20 bu football maanaam junior yi ci juróom ñetti fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi. non yëguma ko nag vraiment suba yaa ma ko yëgal yëguma lool. yëg nañ ci tuuti rek mais jàllul comme ni mu waroon a jàllee. du 8 mars au 22 non j'étais pas au courant. lu waral li ni mel nag du lenn lu dul ñàkk communication ci seen gis-gis. information bi moo jàllul ndax su jàlloon ñëpp war nañ ko mën a yëg. ni ñu waroon informer nit ñi pour que ñëpp xam ne fi tey fi mu toll nii suba événement bi suba la war a tàmbali peut-être nit ñi waroon jàllale ba nit ñi yëpp yëg ko peut-être information moo jàllul bu baax. comme dañoo jóge ci Coupe d'Afrique boo xam ne vraiment doxul comme ni mu waroon a doxee bu ñu demee ba suñu junior yi di dugg ci Coupe d'Afrique. Sénégalais yëpp waroon nañu nekk au diapason. ñuy ñaan fédération sénégalaise de football bu beneen yoonee mu gën a fësal genre événement yi ngir ku nekk mën ci gis boppam. fédération yi yu mel ni daal bu ñu koy defati daal nañ ci wax ñëpp di nekk au courant ñu mën di ci participer di ci am li ñu ci wax. waaw dina tax aussi pour ñëpp aussi de loin de près ñëpp mun a jàppale équipe bi quoi ku si ne mun a def sa loxo peut-être si tu as les moyens nga def ko si. tous les jeunes sont des sportifs bu demee ba Coupe d'Afrique di jàll fii vraiment fédération waroon nañu jël seen lépp dugal ko ci Coupe d'Afrique bi pour que ñëpp nekk au diapason muy kaw gaak partout
fu mu mën di demee tey waroon nañoo xam koo laaj tey Coupe d'Afrique bi fan la ñu ne la Sénégal la tey. Sénégal mi dalal Coupe d'Afrique bi nag mu ngi nekk ci groupe A bi bokk ko ak Côte d'Ivoire Nigéria ak Congo gaynde yu ndaw yi di amal match d'ouverture bi dimanche 8 mars bi ci 16h30 ca stade Léopold Sédar Senghor. Pape Cheikh Diack gaynde yu mag yi moom ki leen jiite di Aliou Cissé tabb giñ ko tabb nag fee ca Ziguinchor rafetlu nañ ko bu baax a baax ay ñoñam ñu ne nag ñoom am nañu yaakaar ci seen doom ji di Aliou Cissé te gëm nañ ni dina fi indi ay résultats yoo xamante ne mësta am fii ci Sénégal ñeneen ñi nga xamante ne nag foofulee ca Ziguinchor la ñu nekk di suivre daal football bu baax a baax ñu ne donte ñu ngi koy rafetlu waaye duñ ci waxagum dara dañuy seetaan ba ci kanam ñu teewlu ci benn correspondance bu Boubacar Yassi. tànneef bi ñu tànn Aliou Cissé te tabb ko sélectionneur équipe nationale bu football doonul lu bett ay mbokkam safaan ba sax moo leen naroon jaaxal. mbégte bu rëy lañ ci am ak fierté bu mat sëkk waaw moo tax nag ñu ñëpp manko di ko ñaanal waaw su ñaan incha allah fépp fu mu toll nee ne ami parce que su ñaan moom du ko musa ñàkk dinañ ko topp fépp fu mu nekk. yàgg naay suivre Aliou Cissé depuis bu muy xale lépp lu muy def daf ci ànd ak pas-pas loolu nag mu nekk secret. askan wuy yeewoo Ziguinchor jàpp na ni capitaine ba woon bu gaynde football bu Sénégal attan na sas bi. am na yaakaar ni que dina réussir parce que wane na ko si football comme temps bu mu def si entraîneur aussi. Je pense que l'espoir est permis parce qu'il s'y connaît. Aliou Cissé est capable de nous produire un résultat. ñu seeni xel màcc ci football ñoom am seeni jàngat bopp. Je pense que ñi bëggoon ñu indi entraîneur local expertise locale tey jii war nañu kontaan war nañu bëgg parce que essayé nañu ay combinaison ay entraîneurs étrangers yu jógee feneen entraîneurs yi nekk fii suñu xoolee pratiquement résultat bi benn la dañuy mujjee rek ci li nga xamante ni moom mooy yaakaar bu tas. expertise locale moom la Aliou Cissé firndeel ginnaaw bi ñu ko dénkee équipe nationale bi je pense que li ñuy ñaan rek moo di mu mun a génnee mbubbu tas yaakaar bi nga xamante ni dañ koy faral di nemmeeku ak équipe bi rawatina entraîneur yi fi nekk. ku ñu jël comme entraîneur na doon ki nga xam ne dañ koy jël pour ñu jox ko ay objectifs yi nga xam ne yu yàgg la. mënuñ ko jël ñu ne ko dans 2 ans yóbbu ñu coupe d'Afrique mënuñ ko jël ñu ne ko dans 2 ans gañal ñu coupe bi parce que pour mu yóbbu ñu coupe d'Afrique il faut mu bokk ci 16 meilleures équipes africaines yi. te bokk ci 16 meilleures équipes africaines il faut nga nekk premier ci poule ba ngay nekk. être premier cela veut dire que tu dois être meilleur moo tax pour man bu ñuy jël entraîneur nañu xool ndax entraîneur bi vraiment ñoom seen objectif ak seen vision football bi ànd na. kenn réeréewul mbir ni askanu Sénégal ci boppam moo laaj Aliou Cissé si poste bu ni mel moom it war naa fexe ba du ko rusloo te delloo ko njukkal su boobaa Aliou Cissé dina mën a fecc niki nii bis bu muy jël retraitam. këstu bés bi mi ngi aju ci wàllu tàggat yaram ak arbitrage bi nga xamante ne bëri na coow fii ci Sénégal ki nga xamante ne moom moo di Amadou François Guèye ak colonel Malang Diédhiou ñoom nag ay arbitre lañu ñu ne nag entraîneur yu bëri dañoo umpale rek règlement yi nga xamante ne moom moo tëral wàllu arbitrage ba tax na saa yu ñu dooree seen i équipe ñuy ñaxtu ne arbitre yi ñoom ñoo ko yàq mu ne nag jot nañu waxtaan ñoom ak entraîneur yi ñu toog ba ku nekk xam sa liggéeyu moroom su ko defee ñàkk déggoo du amati seen diggante ñu teewlu gëstu Pape Farañing. Je n'ai pas l'habitude de parler des hommes en noir, mais aujourd'hui, assister à un arbitrage scandaleux. jafe na match football jeex ci championnat bu Sénégal te déggoo benn entraîneur daal di ŋàññi arbitrage bi Amadou François Guèye di président bu commission centrale bu arbitre yi ak arbitre international bi di Malang Diédhiou nga xam ne mu ngi nekkoon ci Coupe d'Afrique bi weesu jàpp ne lu nu mel ñàkk ba pare ñànke la. ki ñàkk toujours ma ngay wax ni arbitre moo tax ma ñàkk yow doo analyser mukk doo def mukk seet saytu lan moo tax ma ñàkk. Parfois c'est de mauvais perdants qui. Parfois dañuy ñàkk ba pare di ŋàññ waaye li nu mel nag taxul ñu mën a nag layal arbitre yi ay nit lañu dañuy juum. Nous sommes des humains, nous nous trompons. arbitre sénégalais yi bokk ñu gën a xarañ ci déndu bi li ko waral ñeenti ci ñoom woowoon nañ leen ci Coupe d'Afrique bi amoon ci Guinée équatoriale. ñaata yoon lañu arbitré final waxuma la participer ay phase finale damay final arbitré final Coupe d'Afrique ñaata yoon bare na. ñu ñuy xamal ne niveau arbitrage bu Sénégal dafa raw lool footballu réew mi. arbitre Sénégal yàlla daf leen may te du tey ñun fa ñu egg sunu football eggu fa. le niveau de l'arbitrage. niveau arbitrage bi dafa raw bu baax a baax footballu dëkk bi.
ngir ŋàññ yooyu daal di wàññeeku ñoom ñu ngi wax faaw ndaje yu bëri am ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu football bi. Il me semble assez pertinent. kon nag jaadu na fédération yi daal di jokkoo ak CCA su ko defee ñu xam nag yenn loi de jeu yu bees yi nga xam ne ñoom ñoo xam ak club yi. sur les différentes modifications qui sont apportées aux lois de jeu. rencontre boobule ñun naka jekk dañ koy souhaité. journée lëmm lañ jël waxtaan ci ba mu egg te ba ñu fa jógee ku ne jëlee nga fa dara. su arbitre amul match football du am ñu leen di woowee maître du terrain ñi nga xam ne mënuñoo tàqalikoo kon nag danoo war a fexe confiance daal di am seen diggante bu ko defee footballu réew mi daal di jëm ci kanam. Pape Fara ñi ngi ñu koy jaajëfal yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi di leen dig daje ci suñu yeneen jotaay xibaar di leen ñaanal kenn dalu ci am. moom moo ko yëkkati moom mi teewal njiitu réew bu France fii ci Sénégal yemu ca ndax àdduna ci réewam boobulee di France ak Sénégal doxalee ci procès boobu moom nag mu ngi ci doon waxtaan ak Mamadou Ibra Kane ci émission bi di grand jury ñu teewlu ay kàddoom. Il y avait effectivement une demande d'entraide. dëgg la amoon na benn demande d'entraide judiciaire waaye entraide judiciaire boobu dakk na ba instruction bi arrêté fii Sénégal. C'est arrêté au Sénégal et que l'affaire a été transmise au parquet. te ñu jébbal dossier ba waa parquet loolu nag lu normal la bu ñu arrêté ab enquête fii ci Sénégal noonu la ñu def tamit fële ca France. Est close au Sénégal. Vous savez, la coopération judiciaire, elle passe par les canaux de. xam nga jàppalante ci wàllu yoon ci ñaari ministre de la justice yi lay jaaree ministère des affaires étrangères moom daanaka rôle. te ñun jàpp nañ ne mënuñoo ànd ak ñoo xam ne bokkuñu yoon loolu rek tax ñu ne bu ñu dajee dañu jàpp ne kat Massamba ma Demba ma Bigué comme ni leen ko joxee ci liste bi ñooñu mayetuñ leen ñuy wax ci turu mouvement bi maanaam dañ leen a suspendre. en tout cas en attendant maintenant que direction parti bi xool ndax ñun décision boobu ñu jël ndax direction bi daf koy entériner wala ndax direction bi daf koy rejeter. weddi nañu décision yi nga xam ne bureau politique jël na ko ñu ngi ŋàññ fu ñu tollu parti bi et puis di def ay action li naan ay action fractionniste jéem a tas parti bi di créer ay mouvement parallèle loolu dafa doon loo xam ne dafa féewaloo ak suñu règlement intérieur. charte bi nga xam ne moo organisé fonctionnement wu mouvement national article 36 sant ñu nañu loolu bu amee ñun suñu mouvement am nañu sañ-sañ ne leen yéen ñi dañu bëgg ngeen taxawee ne ba ñu lijjanti seen mbir ba noppi. AJ/PADS authentique ñoom nag ñu ne dàkkuñu rek. Il peut y avoir aucun doute sur les sentiments des autorités françaises sur ce type de déclaration évidemment. ci wàllu politique ak parti bi di AFP lu toll ci juróom-ñeenti militant wala bokk ñu bokkoon ci boobule parti la ñu daal di suspendre dakkal seen yëngu-yëngu ci biir parti bi nag ñu ne léegi seen ëllëg mu ngi ci loxo bureau politique bi ki xam ne li ni mel di Zator Mbaye mu ne nag ñoom seen parti bi di AFP tey jii la gën a bokk ci coalition bi di Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fas yéene rek jàppale président Macky Sall ñu ne nag ndaw yooyu dañoo sàmmantewul ak règlement intérieur bu parti bi am na charte yu bëri rawatina article 36 bi nga xamante ni respecté wuñ ko loolee moo waral daal ñu daal di leen suspendre ci biir parti bi moom Zator Mbaye dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Mame Biram Diouf. gis nañu ne am nañu ay camarades yoo xam ne daanaka méngoo seen doxalin méngootul ak doxalinu parti bi. na rëccu la ndax yaa ngi condamné kàddu yooyu waaw naka la ñu mën a tegee tuuma yu mel ni ci ku mel ni président de la république wala sax personnalité publique loolu dafay wàcce débat politique bi. Des accusations sur même pas seulement un chef d'État mais sur une personnalité politique. Il se trouve en plus que c'est le chef de l'État mais si ça avait été porté contre c'est véritablement ramener le débat politique. leneen li graaw tamit mooy appel bi ñu def ci armée bi ak police bi loolu moom lu graaw la gouvernement français bi def na sax benn déclaration publique ci mbir moomu amul benn sikki sàkk ñun gouvernement français mënuñoo ànd ak wax yu ni mel. Sur ces déclarations mais je crois qu'il y a intermédiaire rek la ci am. Bien sûr que ça a été fait. Il y a des canaux de communication directe entre les deux chancelleries, entre les deux ministères. ndax dina la bett ñu condamné kii di Karim Wade mbetteel gi kañ mu ngi bàyyeekoo bés bu ñu waxee ne que dafa am non-lieu maanaam ñu setal ko wecc. moom Jean-Félix Pagano yemu ca ndax ñaawlu na kàddu yi nga xamante ne Abdoulaye Wade yëkkati woon na ko jëmale ko ci président Macky Sall mu ne loolu nag du lu ñu mën a rafetlu France rafetlu ko benn yoon wax na itam ci
Abdoulaye Wade kàddu yi nga xamante ni mu ngi ko doon yëkkati ji woo l'armée bi ngir rek ñu àtte ko digganteem ak président Sall mu ne loolu du lu ñu doon xaar ci moom ñu teewlu ay kàddoom ba tey. Ces propos wax yu nu mel nuruwul ak gis-gis bi ñu am ci politique ak démocratie bu Sénégal ay wax yu ñu mën